gaaw ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février atum 2022 mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Sénégal 7 ñu am mbégte dellu soit ak yéen ci seen émission sama réew bi leen Sénégal 7 di leen dégtal ñaari ayu bés yu ne ñu amati mbégte ñëw jànnook ak yéen waxtaane lu jëm ci wàllu actualité bi fii ci biir réew mi ak bitim réew ndax gis ngeen ne seetlu ngeen d'ailleurs li nga xam ne mooy xew-xew yi jamono yi tar na lool waaye itam xumb na itam te bëri na luñ loo xam ne war nañ ko ci mën a waxtaanee ni ñuy faral di ko defee dañ ciy ànd ak imam El Hadji Malick Dramé tey damay tudd prénom bi ndax xam naa ne ñu bëri ci yéen imam Dramé rek ngeen di xam waaye mu ngi tuddee imam El Hadji Malick Dramé ñu koy nuyu bu baax imam di la dalal ci émission sama réew. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di la sant bu baax ci dalal bi di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñu ngi ñuy topp ci Sénégal 7 fu ñu mën a nekk ci réew mi wala sénégalais yi nekk ci bitim réew di jiital ci nuyoo bi nag kilifa diine yi di leen ñaanal yàlla dëgëral leen bàyyi leen fi ba ñu mën a taxaw ndonal li nga xam ni moom la fi mag ñi bàyyi mooy ndonal mbaax ak ay valeur su ma nee diine ji nag génnewu ma benn diine moo xam diine l'islam ak sunu mbokki jàngu bi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk réew mi yàlla dogal ñu nekk fi nekkin wu rafet di nuyu bu baax administration bi commencé di nuyu surtout armée bi man damay bëgg ñu leen di fàttaliku gendarmerie police parce que ñooñu dañoo bokk ci ñi ŋànk république bi ñi tax tey république des ci réew mi ba ñun ñëpp ñu am stabilité réew mi am stabilité ba kenn ku ci ne man di dox di dem di dikk loolu bu amee sunu armée la ak sunu police ak sunu gendarmerie kon ñu ngi leen di fekk ci caserne yi di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu nag parti politique yi moo xam ñi féete ci kujje gi wala ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi di ko doxal di nuyu société civile bi di nuyu imam yi ak ñooñ daara yi parce que réew mi ñoo ko seq waaw di nuyu sénégalais yëpp rek di wax ni lépp luñ fi wax rek yàlla na nekk njariñu Sénégal yàlla defal ñu tawfiq ak najaax ba luñ fi wax rek mu nekk njariñu Sénégal. diaspora bi itam dinañu faral di la bàyyi xel. waaw ñooñu moom dama leen di beral nuyoo sax. parce que man diaspora bi dama kontaan ci ñoom ci seen engagement ci Sénégal. parce que wolof day wax ni picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf ñoom ñëpp tey ji seeni xel ak seen xol yëpp mu ngi Sénégal parce que man am naa chance tukki naa. tukki yombul dafa metti rawatina boo bàyyee njaboot àll. waaye ñu ngi leen di ñaanal rek fa ñu nekk tey ñu ngi dégg ay yëngatu fu mel ni Ukraine dinañ ci ñëw yàlla seral lépp rek parce que tey doomu Sénégal yi foo dem ci àdduna bi ña nga fa nekk fa ak dignité ak bëgg seen réew te loolu rek mooy li am solo. jërëjëf imam ñu ngi lay fay nuyoo bu baax di nuyu également suñu mbokk internet yëpp ñu daal di dugg rek ci waxtaan bi. actualité bi moom lañ koy tàmbalee bi ci mujj nag mu ngi nekk activité bi nga xam ne ànd sàmm jikko yi def nañ ko muy marché bi nga xam ne amal nañ ko ci dimanche bi ñu weesu marché boobee nag di feddali seenub xeex jëm ci wàllu homosexualité muy ngóor jigéen ak criminalisation bi nga xam ne namm nañ ko ci imam bu ñu doon def bilan ci marché boobu ak mobilisation bi nga xam ne def nañ ko ci lan lay mën a doon ci sa jàngat. waaw xam nga alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax parce que yaakaar naa ni ànd sàmm jikko yi bi ñu yëkkatee combat bi bari na ay kilifa diine yoo xam ne dañ cee adhéré ñenn ñi dañ cee fës ñenn ñi nekk ci suuf mën nañ ni réew mi sax ñi ëpp ci xalifa généraux yi wala su ma mënta wax ñëpp it waaye ñi ci ëpp moom adhéré nañ ci église bi adhéré wu ci bois sacré bi adhéré wu ci imam yi association des imams prédicateurs du Sénégal adhéré wu ci même association des imams et oulémas du Sénégal si ñooñu ñooy Sénégal ak bonne volonté yi nga xam ne bëgg nañ lu baax ñëpp nekk ci xeex bi adhéré wu ci combat bi kon bu ñu woote waatee parce que woote bu njëkk moo gënoon a yomb woote waat parce que bi ñu wootee bu njëkk
nit ñi ñëw nañ waaye jàppoon nañ ni woote ñaareel bi du demee noonu parce que li dox ci diggante bi mooy dafa mel ni jéem nañoo créer diviser pour mieux régner état bi jéemoon na ko parce que gis nga président Macky Sall recevoir fi ay imam waaye gis nañ ni loolu yëpp ak malgré diabolisation bi sénégalais yi ñoom dégguñu loolu sénégalais yi ñëw nañu wuyu si xam ni combat bi nga xam ni moom la ànd sàmm jikko yi di mëne jàpp nañ ni combat wu réew mi la du combat wu parti politique du combat wu ay nit du combat wu benn diine mais combat wu génération la loolu dinañ ci ñëw parce que li tax ma ni du combat wu benn diine mooy bi ñuy jóg di signaloo waa réew mi signé wuñ ko ci turu diine loolu indi na polémique bu mag fële. effectivement sax mais dinaa ko leeral imam nañ ko leeral léegi. waaw xam nga bëri na luñ ci wax loo xam ne wala extrait yi ñu dagg. di ko partager ci internet bi méngoowul ak li nga xam ne mooy combat bu ànd sàmm jikko yi. nee nañu sax ci lu ñu dégg ñu ne. ci kaddu ànd sàmm jikko yi bi ngay waxee. ne combat boobu du combat wu l'islam. mais dafa mel ni du combat wu diine nga ko waxee. waaw xam nga man foofu damay leeral. parce que man il faut ma wax ak sénégalais yi man ku ma xam-xam ni chroniqueur la chroniqueur religieux nekk am statut imam maanaam man sax ba may demuma ci turu ànd sàmm jikko yi dama dem dañ ma invité en tant que imam mais en tant que chroniqueur ma dem fekk fa sama frère oustaz Lamine Sall maa ngi koy nuyu au passage ma xam ko lu jiitu tey xam ko ci ay position yi mu daan jël lu jiitu tey waaye ñun dañoo am tarbiya buñ ñu yaree boo xam ni kenn mënuñu cee dévier parce que loolu dafa nekk ci ñun bi ñu ñëwee ci waxtaan wi moom mu jël position wax xalaatam man ku ma xam samay position ci mbirum góor jigéen position yi ma ci am yaakaar naa wax naa ko ci fépp ma bokk tamit ci ànd sàmm jikko yi yaa ngi dégg nekk fa membre di leen soutenir bokk ci cellule communication bi kon dafa coïncider ñu daje fa ci plateau bi Mame Makhtar Gueye dafa yéex a ñëw mais Mame Makhtar mujj naa ñëw waaye diine dafa nekk diine yi l'islam boo xamee ni muy doxee xam ni diine la joo xam ni kenn ku ne da ngay joxe rek sa xalaat ñu bàyyeeg sénégalais yi ñu yeewu lañ ñu tànn kenn ku ci ne say wax lan moo ci njariñu diine ak li nga xam ni sa njariñu bopp la yaa ngi dégg parce que ñun noonu la ñu xamee débat d'idée mooy dañuy dégloonte ku ne joxe sa xalaat rawatina bu dee ay nitu diine sax dafa war a gën a civilisé parce que ku ne da ngay indi ay alquran layal ko fi nga teg pour wane ni ngóor jigéen dañ ko war a criminaliser wala ngóor jigéen amul place ci réew mi keneen ku xelam may tamit moom mu gëm ni dafa war a défendre ni góor jigéen war na fee ba libre na ci parce que tamit bu ñu bàyyi xel ni ci république lañ nekkuñu ci état islamique man loolu dama koy wax di ko fàttali république li particularité république mooy kenn ku ci ne la nga gëm am nga droit nga défendre ko mais yow mi gëm lu baax gëm ay valeur yaa am responsabilité pour convaincre ce peuple pour ñu ànd ak yow moo tax loolu mooy démarche ànd sàmm jikko yi teguwul ci fanatisme teguwul ci imposé dafa tegu rek ci xam-xam. imam boo nee république est-ce que xeex bi ngeen xeex kon bu boobaa dina am wàll ci biir république. bu baax a baax. am na ay république yoo xam ni ñu ngi fi. ba pare di sàmm ay valeur parce que lu jiitu république réew mi dafa amoon ay valeur France tey boo fa demee république la mais ñoom seen république moo ni kenn du fi takk ñaari soxna ñu nangul leen ko. waaw ñu nit parce que seen aada moo ko wax ñoom France. ñu nit sunu aada yi réew moo ni ngóor jigéen d'accorduñ ci fulla la bokk sax. ci fulla la bokk. waaw réew mu ne am nga say particularité am yoo xam ne yaa ko moomal sa bopp. loolu république bu yeewu daf la cee war a gunge mais xam nga man dafa am lu ma gëm ñun yonent bi moo ñu jàngal sallallahu alayhi wa sallam yonent bi li tax mu réussir mission mooy mission bi yëpp daf ko teg ci équilibre yonent bi lépp luy ëppal képp ku ni xeetu yonent bi nga boo duggee ci ëppal yaa ci nekk mais yonent bi nekkuloowu la ci ummatan wasatan
parce que loolu mooy particularité bi l'islam am wasatiya équilibre juste milieu ak dal même loo bëgg biir nga défendre ko ci xam-xam défendre ko ci dal ba am li nga bëgg waaye képp ku bokkut ak man xalaat ma acharné wu sa kaw ma attaqué la koo gis mu koy def jàngul l'islam diiney civilisation la diiney équilibre la yonentu saai sallam firi na ko ni xayrul umuri awsatuha li gën ci mbir yi mooy li gën a équilibre moo tax loo bëgg-bëgg dara na nga ko xeex ci équilibre gis nga afala tafdil la ko def superlatif li gën ci mbir yi awsatuha mooy li gën a équilibre kon ñun xeetu yonent bi xeet bu équilibre lañ lépp luy nuru fanatisme bokkul ci ñun loolu ay message la yu may wax parce que nit loo bëgg-bëgg dara xeex ko rek ci selon doctrine bi nga xam ne islam teg na ko islam d'accordul ci ni ku ma bokkalul xalaat yéefar la wala ku bokkut ak man xalaat nañ ko éliminer loolu du l'islam bu dee cohabitation bi l'islam di wax bi tubaab yi di wax yonentu saai sallam moo ñu ko jàngal yonent bi dafa nekkoon Médine ak Makka dëkk fa ak ay giir yu ñuy wax Awsu ak Xasraj ñuy ay juif ñenn ñi di nekk ay chrétien yonent bi dëkk ak ñoom ci cohabitation bu rafet kon islam diine cohabitation la diine ju équilibre la loolu ñun dañoo am responsabilité ci wax ko parce que ñun dañoo choisir liggéeyal l'islam kon il faut ñu wax discours l'islam ak lu mu ñu mën a coûter man kenn mënu maa xoqatal ci di dox ci man bëgg a def li ñu tuddee terrorisme intellectuel man du jàll ci man. d'accord imam gis nañu kon man position sëñ Lamine Sall man am na droit wax xalaatam yaa ngi dégg man ku déglu sama wax bu leer laa wax dama ni ànd sàmm jikko yi parce que mën naa cee wax ndax bokk naa ci donte yoruma seen kàddu te bëggumaa yor seen kàddu na leer man du ma sàkkuma yor kàddu kenn man maay wax en tant que imam man lu may wax ci réew mi sama responsabilité ci laa koy waxee Babacar Mbuub moom moo ko jiite ñu ngi koy ñaanal yàlla dëgëral moo ñoom Makhtar Sarr waaye man maa ngi wax en tant que nitu diine te combat bu ñu mus a yëkkati ci réew mi bu noble maa ngi ci biir kon man am naa audace pour wax parce que man du ma wax pour événement bàyyiwuma ba dara sotti may wax ndax dama yàgg di wax ngir njariñu Sénégal loolu laa gëm moo tax biñ fa dajee mani ànd sàmm jikko yi combat bi muy porté du combat wu charia loolu laa bëggoon a wax maanaam du combat boo xam ni dañu ne tey ñu àtte charia parce que am na ñu bëgg a def amalgame pour yàq combat wu ànd sàmm jikko yi gëmloo nit ñi ni ñii ay islamiste lañ charia lañ fi bëgg a imposer loolu laa wax. ñenn ñi sax naan ay politiciens ngeen. waaye loolu ñi ko doon wax dem nañ ba xam ni ñun du ñuy politicien. ànd sàmm jikko yi yaakaar naa bu dee Makhtar Sarr bokkul ci benn parti. Babacar Mbuub bokkul ci benn parti. Adama Mbuub bokkul ci benn parti. Imam Ndaw Imam Alioune Badara Ndaw bokkul ci benn parti. ragal naa bu dee am na fa kenn koo xam ni day wax. di wax te bokk ci parti man mii la. man sax bokkuma ci parti jënduma benn carte membre parti waaye maanaam di jël ay position bokk di jël sama man des fois ma jël position ànd ak opposition. position politique maanaam. waaw position politique dama koy jël te loolu kenn mënu ma ko teree jël su ma ko gisee ci Macky Sall ma gis ni njariñu réew mi la ma jël ko waaye su ma ko gisee ci opposition bi dafa fekk nag li ma koy gis ci opposition bi dafa ëpp. parce que man li ma booleeg opposition bi dama ko war a leeral. du affaire falu. man waxuma pour falu man falu naa ba noppi sama imam gi moo ma gënal lu ma mën a am damay wax pour bañ ku néewal doole nit lii moo ma tax di wax pour démocratie des ci réew mi wax pour équilibre des ci réew mi wax pour ñu bàyyi fi opposition mu opposé wu pouvoir continuer di doxal kon ànd sàmm jikko ñu doon wax naan casquette politique la ñu am ñooñu génn nañ ci xam nañ loolu ay caaxaan la woon kon dafa jaral leeral ñu bañ a def amalgame parce que ñun dépassé nañ amalgame. je pense que leer na imam li ñu wax. mooy porté wuñu combat wu charia. waaye képp kuy xeex ngóor jigéen bàyyil xel ni kay diine ngay jàppale. waaye du diine l'islam kese nag moo condamné ngóor jigéen. parce que christianisme ahlul kitab diine la daf ko condamné. yahud diine la daf ko condamné. kon al adiyaan as samawiya yëpp dañoo condamné ngóor jigéen. waaye ñun bu diina passé ñun Sénégal suñuy valeur yi ñu amoon fii ci réew mi suñ maam yi ceddo yi lu jiitu diine di fi ñëw dañoo condamné ngóor jigéen kon ay wax kenn du ko jaxase ñun li ñuy wax xam nañ ko
te nattable wuñ ko. d'accord mu des li baax fu ñu ko mën a gis ak ku ko mën a porter donte yéefar la da nga cee war a ànd. yonent bi sallam foofu lay daaneel xilful fudul. Seydi Hadji Malick wax na ko ci xilaas nee na yonent bi participé woon na ci xare boo xam ni booba l'islam tasaaroogul. ay yéefar ñoo ko jiite woon. yonent bi participé ci parce que da doon xeex injustice. yonent bi mu demee ba Médine nee na xare boobu bu ñëwaatoon man yonent bi malgré yonent laa dama ciy participer. kon lu baax même ki nga bokkalul diine bu ko porté mu nekk combat bu noble da nga ci war a ànd ak moom. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.